mbokk internet Kasumay TV ak mbokk auditeurs yi ñuy déglu ci la 107.0 di rajo Kasumay FM tey ñu am mbégte jàkkaarloog yéen war a waxtaanee ci kàddu ponk bu am solo maanaam comme ni ngeen ko xamee saa su ne ci le 21 septembre mooy bis bu nga xamante ne moom la ñu jagleel journée internationale de la paix maanaam bis bu ñu jagleel ci wutum jàmm ci àddina wérngel këpp ndaxte xam ngeen ni jàmm nu ma koy waxee nasaraan di ko duppee la paix te ma di ko waxee paix ak paix majuscule ndaxte jàmm ci lépp la xaj bu ñu waxee jàmm tey réew mooy doxal réewam bu réew ñàkkee jàmm rek day suux kon tey di bis boo nga xamante ne ñu war koo waxtaanee ak soxna yoo nga xamante ne maanaam daanaka ay kàngam lañu seen xam-xam màcc ci wàllum wutum jàmm ndaxte ci la ñuy yëngu laata ñu dugg ci biir émission bi daan leen bay ñu présenté benn yaay booy nuy nañ la. fay naa la man la Adja Aminata Mané nekk présidente union régionale sant yàlla. bokk ci kuréel bu ñuy wax plateforme des femmes pour la paix en Casamance. voilà yaay booy yow it nuyu nañ la. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu bu baax jaxaba di nuyu aussi madame Chirou mi ma bokkal plateau bi di nuyu auditeur ak auditrices yi yëpp yi ñuy déglu man maa ngi tudd madame Thiam Ndeye Marie Diédhiou may présidente plateforme des femmes pour la paix en Casamance. plateforme des femmes doon benn réseau organisation de femmes 14 organisations faîtières ñoo ko soxoo ñoo ko bokk di ci liggéey pour utum jàmm biir Casamance. mu ngoog voilà Kasumay TV ak Kasumay FM la 107.0 nekk rajo bu ñu duppee la première rajo communautaire des femmes pour la paix et le développement daanaka tey waxtaan bi tey ci loolu la ñuy sukkandikoo la paix maanaam jàmm ji ndaxte rajo la boo nga xamante ne jigéen yi ñoo ko fi samp ci Ziguinchor di yëngu ci wàllu wutum jàmm bi tey ci jàmm boobu sax la ñu nekk tey maanaam thème bi journée internationale bi de la paix thème bi ñu duppee ko regard critique des femmes sur la paix en Casamance maanaam gis-gis jigéen ñi ci wàllum wutum jàmm ndaxte tey bu ñu waxee jàmm rek faaw ñu wax jigéen ndaxte jigéen mooy lépp jàmm ji ci loxoom la nekk tey kon tey yaay booy Ami Mané ñi laajte la tey conflit bi tey ana nan la leen affecté en tant que jigéen ñi tey. jërëjëf Daxaba ma dellu si waat rek nuyu ñi nga xam ne ñooñu nekk di déglu gërëm waa rajo Kasumay daanaka conflit bi luñ ko dundee daanaka ak mbetteel la pour ñun ndax ku nekk xam na ne ku yeewul bu ngay tëdd da nga ñaan jàmm boo yeewoo war a yeewu si biir jàmm nga yeewoo tiit donc mu doon loo xam ne jigéen ñi dañ ko dundee ak seeni doom dundin wu metti ndax fekk na jigéen ñi ñu ngi doon ñaax ndànk-ndànk di dox waaye dafa am fu mu ñu yóbbu metti na waaye am na fu mu ñu yóbbu tey ñun jigéen ñi Casamance ñu koy sant yàlla. ana jamono ji nag situation bi fan la toll. bon jamono ji fu ñu toll ci situation jafe-jafe bi daanaka sañ nañu wax ne ñaari doom yi nga xam ne ñun ñoo leen jur te ñuy jàkkaarloo saa yu nekk yëg nañu seeni waajur yu jigéen ci seen njàmbat parce que yëg nañ ne ñun jigéen bu ne sa doom sa kër lay yeewoo kon ku ci nekk am na lu muy waxtaan ak doomam kon bu doom bi demee ba mu war a def yeneen yoo xam ne xelam dina dem ci man kat maag sama waajur bu ñuy tàggoo sànq si suba am na lu ñu waxante ba war na tax mu bàyyi xelam ne am na lu mu waxante ak waajuram mi kon war na bàyyi xelam torop ne moom fii lu fi jekk moo ko war a jekkal waaye lu fi ñaaw bu dee kanamam la ci loxoom la ñaawee. wax naa ko ci njëlbeen kàddu bi madame Thiam nee naa wutum jàmm mënuñu wax jàmm te waxuñu jigéen ndaxte jàmm ci loxo jigéen la soxee ko yéen en tant que tey jigéen jàmm ji nag bi ngeen koy wuutee ana nan ngeen ci impliqué wu ci wutum jàmm bi yan. d'abord may ma féliciter USAID pour seen 60 ans de présence fii en Casamance ñu def fi liggéey bu rëy te liggéey bu rafet yaakaar naa ne studio bi ñu nekk nii USAID aussi dugal na ci loxoom mais je pense que dans les questions dinañu dugal en plus de détails ki loolu. Maintenant par rapport au conflit armé d'abord madame Girou wax na ko
ñun jigéen ñi dañu am lu ñu dund ci conflit armé bi ñun ak suñuy jaboot mu metti lool ki ñun suñuy doom ak suñuy jëkkër faatu nañu ci suñuy loxo ñu gis suñuy alal yépp ñu ñàkk ko ci biir conflit armé bi suñuy famille suñuy jëkkër dañuy daw laxu ou ñu daw dugg ci àll bi ñun ñooy des ak jaboot bi des ak suñuy goro yi suñuy daw aussi ñun ñooy mujjee jënn ci dëkk bi donc mu doon lu metti lool ñu dund ko et puis bi conflit bi di démarrer en 82 c'est pas un secret war nañ ko mën a wax jigéen ñi dañoo bokkoon ànd ak seeni càmmiñ dem di ñaan une meilleure situation une meilleure prise en charge de la Casamance pour régler certains problèmes mu am ay jigéen gaañuwuñu ki démarche de ñaari marche yu moom yooyu 82 ak 83 mais am na ñoo xam ne am nañ ci ay blessures donc su dara desul lu dul tey ñu ngi avancé macha allah Dieu merci ñu ngi dem vers la paix ñu dund benn accalmie boo xam ne ñëpp a ngi koy saluer ça va vers la construction de la paix am nañ ci yaakaar bu bari lépp loo xam ne war nañ ko mën a def pour le conflit pour la résolution du conflit ñun dañu yaakaar dañu gëm ne war nañ ci mën a bokk ci waxtaan yi mais ce qui se passe c'est que ñun ak yow ñoo ci yëpp dañuy dëgg rek qu'il y a des avancées c'est très bien ñu ngi koy saluer mais nag ñun ci population yi dañu bokk ñun ñooy frange bu gën a mag ci population bi fii en Casamance ñoo fi gën a ñoo fi en termes de pourcentage jigéen ñi ñoo gën a bari te le travail que nous sommes en train de faire est un travail considérable pour le retour de la paix en Casamance avant que plateforme di juddu amul ay organisation yi fi nekkoon yi fi liggéey bu baax a baax pour le retour de la paix c'est le cas de Oussofra c'est le cas de Kagamel c'est le cas de Kabonketor c'est le cas même de Santé Yàlla qui travaillait déjà dans l'autonomisation de la femme loolu yëpp pour utum jàmm bi la et puis plateforme est née après à la volonté de deux organisations qui a invité les autres organisations muy donc aussi lu rafet donc l'implication des femmes dafa war a nekk effective pour trouver une solution définitive à cette crise en Casamance. voilà tey ñi gis ne ngeen nekk leader yu yëngu ci wàllu wutum jàmm ndax jot nga fi lim sànq waa plateforme de la paix waa plateforme pour la paix en Casamance waa sant yàlla daanaka kuréel yi bari nañu mënuma leen lim. yéen en tant que leader tey ngeen di yëngu ci wàllu wutum jàmm ji tey ana lan mooy seen taxawaay ak seen liggéey bi lu mën a tax dëgëral jàmm ji ci Casamance gi. ñun li ñuy liggéey mooy ci plaidoyer ak lobby plaidoyer vis-à-vis de l'État du Sénégal. ñu bëgg cee am nag taxawaay boo xam ne yaay seex tëdd njaaxaanaay waaw tëdd njaaxaanaay mettre être du côté des populations ñu doon ay porte-voix wu population bi particulièrement porte-voix des femmes loolu la ñu bëgg def looloo tax ñu def fii loo xam ne ce qu'on a appelé des rencontres communautaires ñu dugg ki goxaan yi les responsables de la plateforme dugg dans les villages les plus reculés ñu dem waxtaan yi avec ces femmes là ñu jël seeni point de vue recueillir seen position yi ak seen proposition de sortie de crise laaj leen lan la ñu xalaat ki lii jigéen ñi ne nañu ñoom jàmm la ñu bëgg ki biir Casamance c'est cette voie là que nous aussi on a reporté ñu dem waxi ko fi ñu ko war a waxee wax nañ ko fa waaw fi ñu ko war a waxee rek wax nañ ko fa d'accord. voilà xam nga kon ku def lu rëy jar nañu tàgg ko kon tey USAID ñi gis ne mu ngi def liggéey bu tàkku bu am njëriñ kon tey ñi fàttali ni émission bi ñu ngi koy amal ci cadre 60e anniversaire maanaam 60 ans d'existence de l'USAID ci réewum Sénégal USAID mu nekk kuréel boo xamante ne di yëngu ci wàllum développement international maanaam doon kuréelu coopération bu gouvernement américain ba tey ñu delluwaat ci waxtaan bi tey yaay booy Ami Mané ma ñëw dellu la laajte la tey ndax mun nga ñu wax seen expérience ak waa USAID nan lañ leen gungee ci seen wutum jàmm ji. waaw jërëjëf Daxaba soo ma ko laajee dinaa ci mën a wax lu sore
pour wax rek ne USAID bu ñu leen xamee ba léegi bu ñu leen di xam c'est à travers World Education ñu leen di nuyu au passage ñoom ñoo financé woon benn programme bu leadership des femmes en Casamance ñun defoon mise en œuvre bi mu nekk nag programme boo xam ni si ñetti région Ziguinchor yi Casamance lañ ko doxalee li tax nag ñu mun ko réaliser parce que ku nekk xam na ni sant yàlla si région de Ziguinchor la yem waaye le réseau des radios communautaires bi nekk fii en Casamance c'est porté par sant yàlla donc sant yàlla si mise en œuvre am mu ne comme moom mi ngi ci biir communication mu yóbbaale ci 18 rajo communautaires yi plus bosam muy 19 ndax ñu mun a liggéeyu leadership parce que leadership soo bëggee jigéen bu nekk mu mun a nekk leader dafay fekk mun na communiquer d'abord mu am les techniques de communication mu xam nan lay waxee ak jëkkëram mu xam nu muy waxee ak njabootam ni mu xam naka la ñuy waxee ak dëkkandooram parce que bu ñu fàttee ne fu jàmm amul rek làmmiñ moo ko fa def kon bu ñu jàngalee doomu aadama nan la ñuy waxee ci biir mbooloo nan la ñuy waxee ci sa biir njaboot nan la ñuy waxee fi ngay liggéeyee daanaka am na lu bëre loo xam ne yaa ngi koy tegg ci kawam donc mu doon loo xam ne def nañ ko 18 mois USAID di gunge World Education ñun ñu def mise en œuvre bi ñu def ko 18 mois ñu génn ci ñu réussir mu nekk nag dëgg-dëgg yàlla def na ne keroog bu ñuy def capitalisation madame Thiam mii toog ak préfet Ibra Fall ñu defoon plaidoyer bu mag ci kanami waa USAID pour ne leen ne kat ñii génnee lii ku leen gunge dinañu dem ñu dégg daanuwul nag ci noppi tëx mu daanu ci noppi wér ñu dem toog 2017 la ñu pare programme boobu 2019 ñu duggaat ci bi muy autonomisation des femmes kon nag mu doon loo xam ne le programme USAID saabu ñi ma USAID daal di nekkat ñun lii suñu buggee mu mën a nekk il faut ñu financer organisation de base te comme ñii gis nañ leen à l'œuvre ku leen gunge dinañ dem ñu gunge ñu mu nekk programme boo xam ne ñetti at lañ koy dawal ñu ngi sax ci càppandaw ga ndax fi mu toll nii foog naa su bëree juróom-benni weer moo des pour ñetti at yi mat ñuy ñaan nag suñu borom mu may ñu yeggalee ko ci jàmm ak salaam ñu ciy gërëm nag suñu AOR ndax sonn na torop ci suñu ginnaaw jël ay analphabète pousse leen ba ñu xamee résilience ba ñu xamee ne kat nit boo sësee dangay wutal sa bopp solution ñu dem ba ñuy wutal suñu bopp solution loolu rek ñun xeebuñu ko parce que xam nañ fuñ ñu fekk xam nañ fuñ ñu indi ku gis nag fi nga newoon nga gis fiñ la yóbbu war nga gërëm gannaaw yàlla ku la fa yóbbu ñu leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ñii nga xam ne ay jàngalekat lañ ñu ànd si ak ñoom bàyyiwuñ ñu fenn parce que même bu fekkee borom nekkul si école bi di jàngale waaye saa yoo tasee moom foo juumee am na xel pour wax la ne kat yow kat fii soo defoon nii dina dem ñun it ñu nekk ñoo xam ne neex nañoo boot doo ñu boot sax ñu lay màtt si ginnaaw parce que foo ñu yóbbu ñu jublu fa ñu xam ne lii ngëneel la te ngëneel bu mu doon fii Casamance la am njëriñ te lenn lay wax saa yu nekk ak USAID dama ne USAID kat ku ñu gunge war nga fexe ba bés bu ñu lay wàccee bu ñu gestoo ñu ne ah demoon nañ Casamance defoon nañ lii on l'a réussi kon mun nañ ko def si yeneen jigéen tamit ndax ñu mun a am les mêmes résultats USAID dafa dem ba xalaatul rek résultat dafa dem ba muy wuti impact ci biir communauté bi kon kooku gungeem pour man mat na. gis naa ni tey olof yi faral nañ di wax ni que boo jàngalee nit ki napp ba noppi war ngaa mën a fexe wutil ko mbaal su ko defee nag mu mën a demal boppam. loolu lañ def mu ngoog comme ni ko waa USAID defee ak waa santé la bu ñu leen jàngalee ci lu bare. dañoo dëppaat daal leen jox ay jumtukaay lu jëm ci seen wàllu transformation. tey ci wàllu wutum jàmm ji Casamance tey ana ban appui la USAID amal leen li mën a tax ngeen mën a dëgëral jàmm ji. USAID fu mu taxaw parce que ku wax autonomisation comme ni ko fi madame Thiam waxoon yaa ngi wax jàmm benn accompagnement des radios communautaires
yaa ngi wax jàmm muy ñaar c'est la communication. Accompagnement des mutuelles de santé yaa ngi wax jàmm parce que ñett yi ku ko defal jigéen defal nga ko lépp. won ko naka lay waxee benn won ko naka lay développer boppam won ko su feebaree wala doomam feebar naka lay fajoo. pour man accompagnement mënul weesu lii parce que tey soo xoolee jigéen ñi ku ci ñëw rek ci mutuelle santé nañu jël le cas de la mutuelle de santé boo feebaree mun nga faju à moindre coût parce que état du Sénégal moom mooy jël les 80%. yow nga jël sa bopp à 20%. daanaka ñun lu ñuy def mooy dañuy yombalal nit ki ñu signer convention ak les hôpitaux signer convention avec les pharmacies. kon boo feebaree au niveau des pharmacies da ngay fay 20%. état bi jël les 80%. bu dee kii la privé la nga fay 50%. état jël kii nu mu tudd mutuelle bi jël les 50%. mu doon loo xam ne pour ñun dañu ne ñetti accompagnement yi doy na waaye moom yemu ci te ba tey si jàmm lañ nekk mu ne suñu doom yi ñu ngi jël ay gaal ñuy dem di dee si géej gi. qu'est-ce qu'il faut faire? Créer une activité génératrice de revenus. ñu créer activité génératrice de revenus bi mu doon unité bi nga xam ne moom mooy transformation de la pulpe. ñu ne bu fekkee programme jeex na sant yàlla mun na recruter ay ndaw ñu liggéey fa te boo xoolee plateforme boobu am na déjà l'anacarte la noix de l'anacarte nga dem nga xool yaa la chambre froide nga xam ne moom mooy ñëw kii unité de la pulpe bu ñu xoolee loolu ñuy foo rek ñun dañ doon foo ci ay calcul on s'est dit que 1000 personnes par an mun nañ ci liggéey kon 1000 personnes par an buñ ci war a munee liggéey loolu du lu ndaw na ñeneen def noonu rek kenn dootul jël gaal pour man accompagnement USAID si jàmm ku ñu defal ñett yi defal nañu rëy. kon maman gàcce ngaalaama waa USAID ndaxte wax dëgg yàlla ñoo ngi liggéey nu ko nasaraan waxee chapeau à USAID. tey madame Diédhiou lépp loo gis ci àddina donte bu yombee sa waaye faaw mu am lu koy gàllankooral. faaw mu am lu tuuti lu ko mën a jafe-jafe lu tax mu jànkonte ay jafe-jafe. tey ci wàllu wutim jàmm ji ak waa USAID ana ban impact la liggéey bi am ci wàllu wutim jàmm ji lu mën a tax ngeen am jàmm ju dëgër te yàgg. mais dama bëgg d'abord féliciter bu baax a baax présidente UR sant yàlla féliciter ko encourager ko parce que on était là au début de sant yàlla si on mesure aujourd'hui enjambé yi sant yàlla def on ne peut que s'en réjouir et nous en féliciter wax na déjà liggéey bi jigéen ñi di def ak USAID su ma ciy dellu si damay dem du côté wutum njàmm bi rek et dans ce sens là liggéey nañu aussi ak USAID dans un projet qu'on appelle SCOP qui est devenu Aliwili mu doon Aliwili 2 ci biir projet boobu lu ñuy liggéey mooy ci leadership des femmes am na gox yoo xam ne ça dépend de la zone fu ñu nekk am nay zone yoo xam ne jigéen amu fa kàddu dans ces zones-là c'est le leadership des femmes moom lañ fa développer mu am ay zones yoo xam ne c'est le problème de la gestion du foncier nga xam ne c'est un gros problème en Casamance c'est un gros problème qui a été la cause de beaucoup de problèmes donc la gestion du foncier ñu war kee former nit ñi mu war kee former ay autorités locales yi pour ñu xam ne kat ginnaaw jàmm la nañu góorgóorlu ba nga xam ne qu'il y ait une répartition équitable des terres les terres elles sont sénégalaises kon nag ñun ñëpp am nañ ci wàll mais nañ ko defee de façon équitable ci yeneen gox liggéey nañu sur la question de la gestion des ressources naturelles muy am tamit lu mu doon aussi lu am importance ici en Casamance ñu war cee mën a liggéey parce que loolu yëpp nga jël le vol du bétail nga xam ne souvent dafay indi des problèmes transfrontaliers
donc projet boobu thématique yi mu soulevé yëpp dafa di ay thématiques yoo xam ne qui peuvent être source de conflit donc conflit da nga koy rey à la base. Eh bien évidemment il y a pas de peuple ou de pays sans conflit. Non. Conflit yu ndaw am na. Mais il faut trouver les solutions pour des solutions à ces conflits-là. Donc ay conflits yi suñu ko régler ça peut aider à l'apaisement du climat social mën na jàppale bu baax pour que climat social bi pour que jàmm dellu si ki suñu biir gox. Donc boobu loolu tamit ñu ngi koy liggéey ak USAID programme la bu commencé depuis 2013 defe naa jusqu'à aujourd'hui ñu ngi ci kawam. mënees nañuy wax ne que ni ko nasaraan duppee la femme elle est source de paix donc loolu moo tax tey waa USAID ñu gën a jàkkaarloo ak jigéen ñi mën leen doole lu mën a tax jàmm ji am ci réew mi rawatina su suñ Casamance gii. ba tey baax na ñu fàttaliwaat mbokku internet ak auditeurs yi ñu ngi émission bu ñu leen di amal nii ci wàllu cadre 60 ans bu présence USAID ci réewum Sénégal. USAID moom mu nekk agence États-Unis ci wàllu développement international maanaam agence bu yëngu ci wàllu coopération ci gouvernement américain tey waxtaan bi nag ñiy dalal soxna Amy Mané nekk njiitu bu kuréelu union régionale sant yàlla ànd ak naatangom madame Ndeye Marie Thiam Diédhiou nekk présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance tey thème bi ñuy waxtaanee regard critique des femmes sur la paix en Casamance ndaxte bu ñu déggee regard critique maanaam ana ban gis-gis la jigéen ñi am ci wàllu wutum jàmm ji ana ban jàngat lañ ci am yaay booy madame Diédhiou ba tey ma delluwaat ak ñëwaat ci yow ndaxte nit ki lépp loo mënut def ci àddina faaw nga delluwaat nga tënk ko am ci bilan nga xool bilan bi la ma def nii ndax positif na am négatif na tey gis nañu tey dugg ngeen ci wàllu wutum jàmm ji liggéey ngeen ak waa USAID tey ana ban njàngat ngeen am ci wàllu wutum jàmm ji yéen en tant que leader ñuy yëngu ci wàllu paix ak seen structure bu ñu duppee la plateforme des femmes pour la paix en Casamance ñëpp xam nañ leen gis nañ leen dégg nañ leen ku leen xamul tamit dégg na leen fu sore tey ban jàngat ngeen am ci ci processus wutum paix bi. mën nañu commencer ci rafetlu bu baax accalmie bi ñuy dund nii waaye accalmie du jàmm tegaaral looloo jàmm dañoo bëgg a dem ki jàmm avec des signatures de accord de cessez-le-feu su ko defee nag jàmm am su boobaa jàmm am ñu continuer nag jëm ci ay négociations ca ci biir négociation yooyu jigéen ñi dañ fa war a am place comme ñun wóor nañu ne kenn duñu may place dañuy liggéey pour que nag place bi ñu moom ko ñu xam ne ñii kat war nañ fi mën a toog ñii kat am nañu lu ñu mën a yokk ki waxtaan bi pour que jàmm dellu si biir Casamance donc loolu mooy premier problème bi. deuxième problème bi ñuy soulever boo xam ne gàllankoor la aussi c'est vrai que Ziguinchor mu ngi defarlu vraiment mën nañu féliciter projet de développement yi fi nekk yëpp ñoo xam ne vraiment mu ngi defar Ziguinchor waaye nag nañu jëm ki jàmm bi nañu liggéey pour que jàmm yegg si vraiment loolu mooy suñu deuxième problème. troisième problème bi mooy suñu centre Koulimaro muy centre d'accueil des femmes et des filles victimes de violence xam ngeen ne suñu nekkee dans une zone de conflit violence yi dañuy gën a bari bon nag jigéen ñi nga xam ne dund nañu ay violence dans le cadre de ce conflit armé là lépp loo xam ne programme de prise en charge des victimes du conflit dañ cee war a dugal jigéen ñooñu parce que lu ñu seet ci ay dëkk yu bari ay programme de DDR duñ ci boole jigéen ñi malgré li jigéen ñi dund yëpp ki xeex donc loolu aussi yaakaar naa ni ñu ne état du Sénégal war na ko mën a war nañ ko mën a jël en charge donc loolu aussi beneen difficulté la jigéen ñooñu amuñu accompagnement kenn du wax ki ñoom c'est vrai que ñoom ki seen bopp sax sañaguñu mënaguñu wax parce que quand même ba tey situation bi mu ngi nii de ni paix ni guerre donc ñoom itamit seen baat du jëm kaw
il faut que ñu dem ci situation bu calme te suñu yeggee kii ay situation war nañ leen mën a jël en charge loolu mooy suñu perspective yoo xam ne ki loolu la ñuy liggéey et puis lu ñu yaakaar aussi mooy service de base yi les écoles les hôpitaux et cetera war nañ leen les centres postes de santé war leen mën a développer ci biir Casamance loolu mooy position plateforme dans nos perspectives dans l'avenir ki résolution bi. voilà tey ma delluwaat laajte suñu yaay booy soxna Aminata Mané. tey jamono ji jigéen foo dem da ngay fekk ñi koy néewal doole. te USAID bu mu ñëwee ni mu ko waxee dafa ñëw ci ak terme bu mu duppee l'autonomisation de la femme. moom xam na ci lu bare. ndaxte ci wàllu boobu lay yëngu. yow mi nekk madame Diédhiou ci wàllum wutum jàmm plateforme des femmes pour la paix en Casamance ci ngay yëngu. waaye tey boo seetee ci askan wi jigéen ñi dañ leen néewal doole. ñu ne bu dara amee jigéen waru cee jël kaddu ba tey bu ñu déggee ne jigéen dugal loxoom ci wutum jàmm rek ñu ne kii de xamul palaasam ngeen baal ma ci kaddu. est-ce que kii xam na fu mu war a dugg. moom fu mu war a dugg foofu la dugg. te tey defe naa jàmm mënuñu ko wax daal di bedd jigéen bu ñuy waxee jàmm il faut que la femme elle soit au cœur du débat. donc tey yéen en tant que femme maman seen participation ci wàllum consolidation à la paix lan moo ci important lu tax loolu am ci njëriñ. jërëjëf Daxaba suñu participation si liy tax ba jàmm dellu si fii si Casamance njëriñ li ci ne ñun sax xamuñu naka la toll parce que boo jëlee UR sant yàlla si boppam mu ngi juddu ci biir crise ndax crise bi dafa am 82 suñu kër yi set lali liw di suñu jëkkër di suñu doom bu góor comme ni ko fi madame Thiam waxee parce que ñeneen dañuy dem parce que dénonciation moo ci ne donc bu ñu gisee ne ñun kat ñi taxawoon suñu ndeyjoor nekkatuñ fi jóg war na jot kon lu suñu xel lu mu jàpp mooy développement ñu ne ki la doon indil watatal saaku ceeb teg ci suukar teg ci saabu tegal la si dawlin su fi nekkatul pour nga fàtt foofu mu newoon da nga war a jóg waratoo tëdd bokk na lu tax jigéen ñi Casamançaise jóg pour dem uti alal parce que alal bokkul woon ci suñu dund jusqu'en 82 xanaa ñoom ñi doon jàngale weer dee ñu fayee ko waaye ñu doon tàllal suñu loxo ñu ñuy jox bu ñu gisatul ñu doon jox dañu war a fexeel suñu bopp ci la kuréel yi commencé juddu kuréel yi ñu ngi commencé juddu 84 ñëw mix lañu woon ñu àndoon ak góor ñi gisuñu suñu bopp ci ànd bi ñu créé suñu bos kon ba ñu yegg si fii suñ fi yegg siyee ñu gis ay kuréel yoo xam ne jóg nañu ñu ne dañuy fexe ba jàmm dellu si ñu ne kat ñun donte ñu ngi ci biir développement économique war nañu dem fekki suñuy nawle ñu ànd ak ñoom ci liy tax ba jàmm dellu si kon lii ñuy def dafa dëppoo ak ñoom li ñuy def ñoom dañuy xeex pour que jàmm ñëw ñun dañu ne nag boo nee nit ki tegal nga naay dafa war a am looy teg ci loxoom pour mu mun a développer boppam ñun ci bunt boobu lañ taxaw ñoom ñu ne seen doom yi góor yi ak seen jëkkër yi teg leen nga naay bi ñun ñu ubbi bunte yi nga xam ne yooyu mooy permettre ñooñu teg nga naay yi ñu gis seen bopp ci lii ñu def xam nga damay kaf di ko wax souvent ma ne Sénégal sax kenn dafa kontaanul bu dee wax rek la kenn xelam dalul fenn amul fooy yëngal ñu ne la xel dal na kon bu fekkee ne ñun lii nga xam ne moom la yàlla teg ci suñu dodd muy suñu nattu ñu ngi koy sant yàlla parce que ba tey ñun am nañ ñu tane te gis nga wax léegi ba ñuy naan jigéen waratoo fi yëkkati baat mu ngi wàññeeku bu baax a baax te moom madame Thiam du ma bàyyi ma fen dangay dem ci mbooloo bu takku nga fekk fa ñoo xam ne ñu ngi takku ba ñu dëgër su wax jotee ñu ne jox leen diw kàddu mu ngi nii ba ci ay dese dañ koy ne kaay jël nga témoigner ci diw kon
man pour man coppite am na te duma sonn di wax keroog bu gendarme bi ñëwee pour dóor sama yaay parce que daf ñu bëgg a vacciner BCG sama yaay nëbb ñu foog ne dañuy ñëw jël jànqay valide yi pour yóbbu leen ñu jógee ci bu ñu génn see ñu wane sunu bopp ce n'était qu'un vaccin dóor nañ sama yaay pour loolu mais man kenn dóoruma pour ma vacciner sama doom dama ko boot ma yóbbu ko ma vacciner ko sama doom bu mu amee doom moom moo dem pharmacie mu jënd vaccin mu vacciner doomam saa yu nekk am na jéego yu ñuy teg man damay kontaan trop suñ ma laajee yii parce que dafa fekkee dëmb fekkee tey di séentu ëllëg muy bénéfice ci man kon mun naa wax ci démb mun naa wax ci xew-xewu tey te am naa yaakaar ne lu ma jox nit ma ne la ne boo fi jaaree di nga ci mucc war nit ki war na maa gëm kon loo gis rek am na nu muy dooree am na fu muy mujjee boole nag jigéen ñi ci processus bi baax na torop parce que jigéen ñi ñi ci ñun la dooree te ci ñun lay jeexee kon dem bàyyi ñu kon ñu ngi waaj loo xam ne du taxaw nañu fexe ba lii nga xam ne dëgmal nañ ko ñu ànd si ak jigéen yi ñuy yaay yi ak sœur yi ak jabar yi ñu boole leen ci biir waxtaanu processus de la paix fu ci table de négociation fépp foo xam ne ñu ngi fay weccante xalaat ñu wax jigéen yi bokk ci parce que ñetti xel ba ñeent ba juróom dafay yaatal géew sa xel lu mu gisul bu kële génnee xalaatam dafay ñëw mu yokk sa bos keneen ñëw mu yokk sa bos bu yàggee lu ñu war a wax daal di sotti kon ba tey moo delluwaat wax ne mention spéciale à l'USAID ndaxte émission bu ñu jàllale nii ñoom ñoo ko joxee ci seen cadre juróom-benn fukki at bu ñu am ci Sénégal tey ji ak seen partenaire ak seen kuréel bu ñu duppee USAID nekk agence bu États-Unis ci wàllu développement international maanaam coopération gouvernement bu américain tey yaay booy ma delluwaat laajte la parce que tey jamono yi ñu wax ne ñaari loxo yu tàkk sër ñaari loxo yooyu ñooy tàkk tubéy kon tey wutum jàmm bi de jàpp naa ne tey bu ñu bëggee am jàmm ci réew mi ci ak suñu fu ñu ne nii suñu diwaan bu ñu ne nii tey defe naa lacc na ñu dugal ci ay loxo jigéen ñi ndax tey USAID loolu la nekk di xeex ndax l'implication des femmes pour la recherche de la paix donc cette implication tey ana nan la ñuy permettre tey une meilleure participation jigéen ñi ci wàllum processus bi foog naa ne niñ ko dëgmalee déjà ñun tooguñu dëgg nga fii madame Thiam tooguñu saa yi ñu jógee di def dara ñi ñuy jiital ci biir xel yi ak xalaat yi suñuy càmmeñ lañu suñuy jëkkër lañu ñooñu dañ leen di dugal toujours pour que ñu bañ a juum parce que xëy na mu am foo xam ne gàllankoor amoon na fa te ñun ñuy en tant que jigéen nekkuñu fa woon mais suñu càmmeñ yooyu nga xam ne bu yëf yi dooree ba fu ñu toll nii tey lu leen ci ump mooy li ñu fekkeewul waaye lépp lu ñu fekkee dinañ ñu ne jaar leen fii parce que ñun donte jigéen lañu xam nañ ne suñu xel rek du doy dañuy ànd ak suñuy càmmiñ saa yi ñu yëkkatiyee ñu laaj leen ndax fi ñuy lii ñu yëkkati noonu la est-ce que fu ñu koy teg foofu la mu bokk nag ci luy tax ba lii jàmm ji ñu mun ci suñu taxawaay waat ci dëgër voilà kon luy jàmm ji taxawaay jigéen ñi gis nañu war nañ cee dëgër war na cee dëgër tey madame Thiam ñi gis ne du yeen kenn parce que bari ngeen ci lim dinaa lim waa plateforme de la paix waa sant yàlla waa Kabon Ketoor daanaka bari na ñoo ñëpp daanaka benn dénominateur commun ngeen ko am mooy lan wutum jàmm ji tey ana ban kaddu ngay sànni ngay dënk say morom jigéen ñoo nga xamante ne tam dañoo impliqué wu ci mbirum wutum jàmm ji lu mën a tax ñoom itam jàmm mën a sax ci réew mi te yàgg fi li ma ci yokk kii li madame Girou wax renforcement de capacité bi baax na ci parce que nag sooy waajal waxtaan il faut que nga xam nan nga ko fay waxee elle l'a dit également nan ngay koy waxee ak naka nga koy waxee ak fu ñu jëm et quelles sont les propositions yi nga war a teg sur la table ñun suñuy dem kii waxtaan bi il faut que ñu gànnaayu ndax suñu pour que suñu kàddu gën a am solo fi ñu jëm maintenant sama appel de paix suma appel bi may lancé jigéen ñi ñëpp organisation de femmes yi yëpp dama leen bëgg a fàttali d'abord que plateforme seen plateforme la suñu plateforme la
ñun ñoo décidé ne dañu koy teg sur place pour ñu liggéey ki utum jàmm bi pour que nit ñi gën a dëgg suñuy baat. C'est difficile, c'est compliqué. Boo amee ngay diriger benn organisation nga xam ne il y a des têtes fortes 14 organisations faîtières ku ci nekk muy président bu am taxawaay bu rafet dëgër ci biir organisation. Donc ça veut dire que plateforme ce sont des têtes fortes des femmes intelligentes des leaders ñoo ko yore yow nag bu yàlla defee nag yow nga nekk nag présidente loolu eh bien dafay am ay difficultés mais il faut que yàlla dafa am loo xam ne daf ko def ki ñun mooy baax muy yërmande mooy xolu ndey loolu la ñu war a jiital ki suñu liggéey ñuy baalante ñuy sargalante aussi fu mu baax fetee fu mu baaxee ñu mën kaa mën a wax. Je pense que c'est important sama benn xaritu Gambie dafay ne mbaam nu mu daw di baax na de temps en temps nga di ko làbbali donc loolu bokk na ci donc appel boobu laay wax di yéen nañu góorgóorlu ci li ñuy def le chemin est long il est sinueux il y a des plein de pièges sur notre chemin mais nañu solidaire mettons en avant l'unité ayons comme seul parti la Casamance. Les gens nous font confiance les gens nous regardent ñu ngi xool ñu ngi nemmeeku di xam fu ñu jëm il faut pas que ñu décevoir population Casamance population Sénégal yëpp. léegi jàmm jooju bu ñu ko bëggee dëgëral ana kan moo ciy jouer rôle boobu surtout ak ban rôle lañ ci war a jouer. mais jigéen ñi de tout bord parce que ñun miy jàng AIO c'est pas xëy na du ñun sax ñooy dem toog à la table de négociation am na ñeneen ñoo xam ne qui sont mieux placés que nous ñooñu la ñuy accompagner ñu dem wax yi parce que quand même ñi ñuy waxtaanal aussi dañu am seen tradition te ñoom am nañu aussi lu ñu gëm am nañu respect wu jigéen am nañu respect wu yaay te pour wax ñoom aussi dafa laaj aussi nga am initiation suñu biir am nañu ko am ñooñu ñooy dem waxtaan yi à notre place en tout cas dinañu préparer wu pour que vraiment fu ñu oo ñu dem uyu ji mën cee taxawaay bu rafet